Ravi de vous retrouver encore une fois amis chers fidèles internautes de Sénégal 7 nuyu nañ leen kenn ku nekk ci turam ak santam di amaan mbégte bu baax di jàkkaarloowaat ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni dafa bëri ay facettes te kenn ku nekk la ñuy seeti muy makkaan. Alors tey ñu am honneur ak plaisir daal di invité nag benn couple boo xam ne il œuvre dans la musique waaye tamit di ci def ay liggéey yu am solo suñu génnee mu neex bu ñu challenger sax ñoo koy dàq ñi koy jëlaat di ko reprendre macha allah ndax li nga xamante ni moom moo leen di animé muy l'amour profond ak sincère bi nga xamante ni moom la ñu am ci musique bi mais moom la ñu am entre eux tey nag ngeen gis ma fi ma génn xam naa jarul sax may wax ñan la gis ngeen damaa def sama grand bu baax di waajal màggal gi macha allah alors Mabo Couture tey moo ma habillé ba tax na tey ma seet si waa Mabo tey lépp day Mabo alors makkaan bi noonu lay demee ñu ngi nuyu ñëpp donc dañuy dem rek nuyu leen kenn ku nekk comme boo ñëwee ci kër da ngay njëkk a nuyu kilifa gi xam nga nuyu sama xuloowaale rek maa ngi leen nuyu. waaw damay bàyyi madame. non garaawul faaw mu peeral ma mënul ñàkk. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum ñu ngi rafetlu invitation bu baax a baax a baax. di nuyu ñëpp ñuy seetaan ñëpp ñu bëggee. jërëjëf. ñu ngi kontaan vraiment ci invitation bi. di leen ñaanal di leen wax. ñun ñoo leen war a wax sax bienvenue merci beaucoup vraiment en tout cas kontaan nañu damaa ñëw sañse ñëw sama waa ji daal di may sañse laat beneen bu gën a rafet bi na ma càttay ñoo lay habillé donc kontaan nañ ci Sénégal 7 yëpp kontaan nañ xam nga man maay seen xarit looloo tax alors émission baa ngi noonu di makkaan saa bu ñu ñëwee seet si ay naanaan rek dinañ sekk ay baat ak tontu ba tax na tey ci kàttanu yàlla ñetti rubrique dina leen fi xaar bi ci njëkk mooy baat ak tontu saa bu ñuy ñëw dañuy affiché benn publication montrant que ni yéen la ñuy seet si du ñàkk nag internet yi bëgg ci ay laaj ak yoo xamante ni dafay jëm ci yéen donc moo tax dinañ ko njëkkee buñ ci jógee dugg ci jomb top du jour toujours moo koy tëj su baaxee ñu dem di kat gën ko yaatal à tout à l'heure. jërëjëf comme ni ma ko waxee sànq rek nekkatuñu ñu ñuy présenté ci monde bi nga xamante ni mooy monde audiovisuel surtout dans la musique fii Sénégal waaye ñu dem ba international li leen ko may du lenn lu dul li ñuy mettre toujours sur la scène effort yi ñuy def ci leur musique ak ci seen clip yi macha allah mu nekk loo xamante ni Sénégal yëpp ñoom ñoo àndandoo di ko rafetlu waaye nag conceptualisation tube yi paroles yi nga xamante ni da ciy am tamit dafa nekk loo xamante ni lu am solo biñ leen di njëkk a gis nag yaa ko waral ngeen indi woon moo ko waraloon wala yow yaa ko waraloon wala sénégalais yëpp ngeen jëloon pour ñu waral ko kan moo ciy njëkk a tontu rek. yaa ko waral aussi Baye yaa ko waral. tey moom yow la ñu joxe affaire yi moo ko waral. Baye yaa ko waral. Baye moo ko waral rek. acca man ku ci wax baax na. nuyuwaat sénégalais yëpp. di leen remercier ndax ñoom ñoo ñu supporté bu ñu toll fii. di wax ni bu ñu ñëwee ci yaa ko waral. yàlla dafa tuddoon ni son boobu moo ñu doon taal rek. ndeysaan et que mu nekk lu naturel xaaruñ ko woon. et que voilà ñu xam ni kon liggéey bi des na lu bëri. et que demi pas lañ tegoon. pas baa ngi soogay je pense xaw na laal la pas bi. waaw ñu teg nañu soogay teg pas bi. benn pas bi des na kon carrière bi lu bëri. vraiment di leen wax ni niñ ko daan defee rek ñu ngi liggéey di ko jéem pour defaat lu gën loolu. waaw macha allah mu ñëw nag sut suñu njort mais yéen aussi xam naa mu sut seen njort bi mu dikkee sénégalais accueillir ko mais dañ cee gis benn genre duo benn genre sketch bu ndaw boo xam ne c'était l'idée de qui entre vous wala ci équipe bi la.
non équipe bi la rek. équipe bi la am des fois nii. waay saa daf may jaay tàng ndax maa gën a tàng. di. ñun moom suñu lépp duo la rek. waay. sañse yi nii xam naa ni mooy kii mais dafa ségrégation. mais li ma laal nii. pourtant yow li nga laal ak li mu laal benn la. yow yaa tas yaakaaram rek def bii. xamoon naa ne ñëwal bu normal lañ la ko defoon mais yow yaa tas yaakaar. non baax na. maa ko dàqale sax. man kii moo ma dàqale. buy design dama am ay pouvoir. ay pouvoir ay magie yu ma am yoo xamante ne fu ma toog lay toog ma xar li muy. ndekete musul simple mooy doomu ndey ku kande kii. big bi laay modifié. waaw. design tissu bi ma xar tissu bi. nga dàqale ko ba nga ko xaree mbaa am na yoon rek. am na yoon dama koy téye. alors comme ni ngeen ko waxee sànq rek yaa ko waral comme ni mu ko waxee nee na bokk na ci li nga xamante ni moo leen gën a taal mais xëy na yàlla rek moo ko dogal ndax du woon boobu rek la ñu def biñ ci jugee nag ñu gis tournée yi macha allah affaire yi di gën a yokk te loolu la ku nekk di ñaan di liggéey muy avancé ñu toll nag ci période Covid bi nag demoon ba nit ñi jàpp tout espoir mu toggaat ba ci yàgg def benn rechute bi mu dikkee am na lu mu yàq bu baax ci liggéeyu ñëpp mais surtout yéen ban côté la xaw a laale rek ci yéen. bon mooy côté bi mu laal suñu mbokku artistes yëpp mais dafa fekk ni ñun moom. vraiment dañuy teel a anticiper dañ naan. waruñu am benn liggéey. effectivement waaw waruñu am benn liggéey. moom mi ngi ci couture bi. tout à fait maa ngi couture. waay. man maa ngi ci production bi. déjà mais nag affaire bi laal suñu affaire laalaal na production bi. bien sûr mais man je suis dans beaucoup de choses yoo xamante ne ci laay def ci poulailler. et que business jënd oto jaay. ak yeneen affaire yoo xamante ne maa ngi koy def ci suuf quoi. bien sûr alors du coup voilà li ñuy wax daal Covid bi metti na. mais jëloon nañ suñu devant daal. voilà effectivement ouais. nit ñi aussi nañu fexe am yeneen liggéey. yeneen métier. liggéey la comme liggéey yëpp. liggéey bu noble la. bien sûr mais buñ ko def moom kese. parce que day waral après est-ce que di nga mën a préparer sa retraite xam nga. ça veut dire comme fii am na yu bëri yoo xamante ni manqué nañ ko côté droit yi côté yenn affaires yi. bien sûr tollaguñu foo xamante ne dinañ mën a fayeeku normalement la ñu war a fayeeku. ok liggéey bi demeewul noo xamante ne dinañ liggéey exactement li ñu war a liggéey. parce que dañ naan tout le temps dëkk bi am na yeneen priorité ak yeneen affaires. effectivement gën a organiser wu rek liggéey quoi. bu ñu xeeb dara nañ def ndoo affaire yu bëri peut-être yàlla dina ci def benn mu sawaan ba am. macha allah comme ni ma ko déggee dama koy faral sax di dégg ci ñenn ñi nga xamante ni comme li ñu wax rek dañuy nekk ay nit yoo xamante c'est des visionnaires nee nañ avoir une activité principale yam ci rek c'est pas sûr il faut toujours avoir une activité secondaire te noonu ngeen def yàlla na leen ci yàlla sax gën a jàppale affaire yi di gën a am débouché su ma juumul kon musique fiirul mën ngeen ko boole ak leneen. waaw bien sûr dara fiirul. parce que damay gis ñenn ñu naan jàng dafa fiir lii dafa fiir kon musique fiirul. man daal man. personnellement li ma comprendre. waaw yàgguma si jàng bi. alxuraan laa jàng. d'accord man dama ne lépp lu mu nit war a def. lu la mayul ay milliards. pour man mun na ànd ak leneen. d'accord bu fekkente ne da ngay jóg ci jour bi yaa ngi def ay millions. comme jour yi nga xam mois bi ñoom ñu ngi si ay ñoom ay 40 millions d'euros la ñuy wax par at. ñooñu. bu ñu demee def leneen dañuy sonal seen bopp. ok parce que li ñu bëgg am nañ ko ba pare. macha allah ñun nag ñi nga xamante ne ñun. baadoolo yi. alors ñun nag dañoo war a liggéey. xam ne kat toll nañ foofu noonu. et que ñu ngi si wutum 1000 francs 2000 1000 francs 2000 5000 1000 francs 2005 alors dañoo war a liggéey. boo yoree nag yàlla mënul dimbali nga yore xaalis ay millions nii vite fait. boo ko organisé wul liggéey. bilaay day demal. donc lépp rek sama juumul mi yaa question d'organisation la en tant que jigéen tey nga nekk ci kër vous avez eu la chance tey nekk ak koo xamante ni doo dem concert mu lay woo naan la foo toll wala reer bi fu mu toll macha allah donc nga am boobu chance comment est-ce que vous organisez ba toujours macha allah yàlla na yokk entente bi di am liggéey bi di parfait nga di ko sax mën a cumuler ak la couture. compréhension la. de par moom déjà. parce que di liggéey di def musique. di def couture. di def ay liggéey yu bëri. c'est pas facile. du tout et puis il faut vraiment quelqu'un mi nga xamante ne da lay comprendre. et puis te soutenir. pour nga mën ci génne. et franchement am naa chance boobu noonu waaw voilà. macha sant allah yàlla. c'est vrai même chose. waaw parce que man damay toog fii des fois am na. déjà ni artistes yu ay artistes yu jógee Gambie ñoo fi ñëw. wala liggéey.
des fois damay nekk fii ba 6 heures du matin lay ñibbi wala 4 heures maa ngi ci biti di liggéey. alors même chose. du ma sonal du ma woo foo nekk di teg pression noonu du ma def loolu. effectivement. dañuy jàppalante ñu ngi may jàppale bu baax a baax. donc loolu moo tax ñu naan toujours fexe am sa dafay am solo ndax da ngeen di mën a compléter wante. donc yàlla na ko yàlla gën a yokk macha allah. alors ba tey nag ñu ñëwaat tuuti rek ci yi nga xamante ni yéen a ngi ko doon génne bi yaa ko waral jàlle beneen dafa gën a ñëwaat mais bi gën a attirer attention sénégalais yëpp mooy wax li neexul li neexoon ba ngeen bëgg koo fësal exactement lan la woon foofu. non wari neexul am na ay secret yu si nekk ci suuf. waaw moo tax yooyu laa bëggal yow da ngaa fa ne su may ñëw fi damay ñëw fi ak tête vide noonu secret yi laa bëgg mu génn. secret d'état dafa confidentiel trop ay niveau la. d'accord secret d'état la mais yi nga xam ne bon accessible pour la population yooyu lañ soxla. non y a trop de célibataires yi ñuy seetaan alors xam nga ay niveau yooyu boo déggee ñun la niveau la mooy il faut que mu am kii. mais zirik ko njar ko rek ñu déggante. waali neexul waali neexul daal waali neexul ñoo ko déggandoo. bëggeel bi daal xam naa. ok période Saint-Valentin la génnoon ou bien. waaw mu noonu la ñuy def tout le temps. waaw chaque Saint-Valentin lañ doon génne ay affaire di génne ay single vidéo en même temps mais bii rek. à cause de corona bi. ñu nekkoon voyage bloqué fenn foo xamante ni mënuñu woon ñëw. mënoo leen génn ngeen jéem ko faa teg noonu rek ba mu génn. waaw ñu xaaral rek c'est 14 février yi. bëri na waaw dañ koy bisaat rek. jéem a bu soobee sunu borom alors mu nekk ay tube yoo xamante ni non seulement saa bu ñu génnee dinañ gis ne dina am ay messages yuy nekk ci clip yi dinañ gis ne dañ koy conceptualiser dinañ gis ne dafay extraordinaire mais toujours day am jàngale. bokk na ci ku sa jëkkër nekkul ak yow tukki donc dafa am ay messages yu fort te dañoo gis période Covid bi ñu sëy yu bari dafa tas. ci ki daan mënatul ki daan muñ dem na ba maar donc yéen ngeen di ay porteurs de voix loolu lan ngeen ci gën a ñaaxaat ñi nga xamante ni certes dem nañ sax ba réconciliation di am parfois mais am na ci ñoo xam fa la ñuy doxee ba tey seen mariage yàqu loolu tey boo leen doon am message yoo leen di jox yan lay doon. man personnellement dama naan ñun ñoo fi ëpp problème. ñoo fi ëpp problème. ñun nan ma musicien man na ak moom. waaw ñoo fi ëpp problème. lu tax. waaw xaaral ma yeggali su ma waxee loolu mooy couple boo fi gis am na problème et que muñalante def si war a jiitu d'accord compréhension jéggalante ak jëlale alors sutura nag nit su la ko may danga koy may loolu kese la bien sûr ñaan yàlla aar ñu ñeneen ñi nga xamante ne ñooy tas je sais pas lan mooy raison bi ak leneen mais ñoom ñoo ko xam ñoom ñi nga xamante ne ñoo dugg ci ay affaire sëy am lu leen jotalee ñu tas vraiment bu doon ñoom peut-être duñu tas nag yàlla dafa ne ànd am na tas am na waaw des fois dafay xaw a sensible tuuti pour nga wax nit ki te xamuloo raison bi lu tax mu dem bi ñu defee ay pronostic en plus de cela ñu xool taux de divorce ici au Sénégal parce que du ñun mais saytukat yi ñoom ñoo ko xool Mia muñ la wax sànq ne moo war a jiitu ci relation jigéen ñi am na ci ñoo xam ne dañuy muñ ba fu muñ yam quoi qu'on puisse dire ay jàmbaar lañu mais tamit lan moo war a nekkaat taxawaay ku góor ki ba tax na kii muñ dina nga ko mën a yombalal. déjà comme ni mu ko waxee yërëm. waaw ak comprendre. te way ngeen ci benn yërmande. waaw yërmande donc gis nga jigéen bu ñu ko yërëmee rek. da lay rus. si effectivement. da lay rus. du mënati def dara du amati alibi pour def dara. bien sûr nañ leen yërëm rek. teg leen seen place. jox leen seen gëdd. et puis di leen comprendre parce que jigéen matul de. ñoo bëri histoire ñun. alors il faut que ñu ñuy comprendre pour ñu mën si génn sinon rek du baax. effectivement muy lu am solo message yi la boo xamante ni dafay ñëw toujours ci ki ku góor ki comme ku jigéen ki ànd non seulement bu fa amul jiitoo moo tax toujours nee nañ sax sénégalais yi est-ce que musicien fii Sénégal amati nañ ay xalaat mbëggeel rek la ñuy woy donc ñu ci bëri ñoom ñu ngi défendre seen bopp mais da di amour moom mooy lépp mooy la base de tout nee nañ sax Dieu et amour donc bu ñu bëggantewul dara du mën a yokk dara du mën a baax yàlla ñu sunu borom gën a taxaw ñu ñëw tuuti rek ci carrière bi ba tey la ñuy desandi vu que vous êtes benn couple boo xam ne c'est très rare ici au Sénégal ñu gis ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi wéyal seen musique di ci def seen kéemtalaay kàttan muy dox te yàlla na yokk nan ngeen koy gérer au-delà même
de les gens qui regardent yenn saa yi nag dina métti trop ba ngeen ne est-ce que moom duñu far bàyyi rek. bon bàyyi moom ñu ngi koy xalaat comme ñëpp. kuy liggéey xalaat nga un jour. mais yéen doo leen bàyyeegul li ngeen def dafa neex Sénégalais dañ ko bëgg. daay la un jour de dinañ teg lii dem continuer fay dem dundi ji. liggéey dañuy liggéey. fii loo fi gis pour tàmbali dina am fin. te dégg naa sa carrière kenn du ko ñit en fait. waaw lu tàmbali rek dina am fin. mais daal ñun lu ñuy jéem mooy ñoom de defoon nañ fi lii. et que bu ñu demee sax ñun duñu rus di ko xoolal suñu ay doom. effectivement am ci honneur. xam ne kat ñun participer nañ ci benn affaire. mais def loo xamante ni jaar fi ba pare après voilà mu ñagas. ñun vraiment duñu bëgg loolu. ci li nga wax nag organisation kese la. balaa ñuy génne dara xool ko saytu ko étudier ko bu baax a baax. thèmes yi lu ñu sensible lu ñu neex y a des trucs yoo xamante ni mënuñ ko wax. mais am na nu ñu koy waxee cax ko ñi ko war a comprendre ko aussi. bon loolu kese la organisation la am nañ plan ci li ñuy def yëpp xam ne un jour tamit dañuy dem tëddi nelaw di lakk suñu yàpp. lekk suñu ginaar. bu ci bokk woon Maurice moom loolu mooy naturel. alors Mia xam naa tey moom man yow rek yaa tax émission bi nar a neex bu dul woon yow bàyyi naa. muy lu am solo su ma déggee rek dafay mel ne li nga wax sànq ne chaque être buy dund ci àddina war na essayer donner du sens à sa vie te en plus de cela di évoluer ci loo xamante ni bu demee ba jógee fi rek ñu ne au moins moom laissé na fi benn empreinte muy lu am solo que ça soit muy dans le monde musical wala ci domaine bu nit mën a nekk rek ci domaine d'activité bu mu mënti nekk dafay am solo. alors ñu gis nag le monde musical fii Sénégal nekk lu yomb tuuti dem nañ ba dañuy changer beat yi pour mën a internationaliser li nga xamante ni mooy la musique bi ñu dikkee aussi ñu gis ne yéen seen bos dafa différent par rapport ak yi ñu fi daan gis le choix de particulariser c'était juste pour mieux exporter wala dafa bokkoon ci seeni rêve. non li nga wax rek loolu rek la. mieux jaay. mieux exporter. parce que booy def dara da ngay sóoraale que ni. yéen aspect financier bi ngeen ci njëkk a gis ou bien c'était premièrement le plaisir. liggéey bi aspect financier bi moo ci jiitu. d'accord waaw ku ci toog naan jiitaloo ci aspect financier bi. saa waay liggéey moom liggéey la. jeex na loolu liggéey pour njëriñu si. jeex na waaw. léegi nag ci kaw loolu avant liggéey bi di am amour bi moo ñu gën a pousse pour ñu tàmbali affaire bi. waaw mais xaalis moom ñu ngi koy xool. ma jàppoon ne Mia xam nga moom dafa bëgg ruube ma jàppoon ne mbir nit mënoo avancer ci dara fii ak bëggoo ko ba noppi parce que ci la lu bari di fekk si après en retour. wax na ko léegi amour bi. wax na ko léegi non da koo fente war ko nomba. wax na ko léegi en fait. c'est facile mooy li ma la wax nit bu defee loo xamante ne bëgg ko sax. mais bu xaalis bi di dugg. à la longue day dem ba bëgg ko. bu solo sa bopp lépp. ok mooy gars yi dañuy liggéey nit dafay liggéey. ñàkk jëriñu. mais li ngay liggéey bëgguloo ko mais fay na la si weer bu baax nga xam ne li nga bëgg def nga ko 100 francs nga si am. fee nga am fa 2 millions. benn parfois lii mooy manqué ci ñu bari xam nga franchise taxul ni kenn jéppi la mais day tax ñu mën a xam dëggantaan yow lan nga bëgg ak kan mooy yow en réalité. ba tax na àdduna comme li mu ci wax rek boo doon liggéey ci benn domaine sax dem na ba xaalis mi ngi dugg yaa ngi faj say soxla à la longue da ngay xam ne lii moo lay suturaal. da nga ciy def jéena donc muy lu am solo alors comment vous voyez le monde musical fii Sénégal. jamono ji bon ñu ngi gis ni mi ngi changé. et que affaire yaa ngi évoluer bu baax. qualité baa ngi yokk. et que ñiy def qualité bu ñu gënee góorgóorlu tuuti. ñu gën a yokk qualité bi dinañ dem ba population bi gën a comprendre. d'accord musique bi nan la war a fonctionner. mais voilà loolu rek mooy suñu jafe-jafe quoi dañ gën a insister ci qualité parce que c'est important. vous êtes des jeunes yoo xamante ni depuis que ngeen commencé nit ñi am nañ yaakaar bu baax ci yéen que ngeen yëg ko wala ngeen bañ ko yëg jàpp ngeen ne ci ambition bi ngeen di demee ak amour bi nga xamante ni yéen a ngi koy dégager ci musique bi ngeen di transmettre la population mën nañu dem ba Sénégal am propre industrie musicale am. waaw Sénégal am na propre industrie musicale bu ñu nee industrie musicale bi peut-être dañ naan. yaatuwul melul comme ñeneen ñi liñ ko melee parce que ñun suñu industrie lan la jàmm la def nga sa son def na tube ku la soxla wala fay la sa spectacle ñi la publicité wala fay la sa publicité amul ay drogue fii gang fii rayante fii industrie boobu noonu nekkul fii nii
xam nga. Sénégal suñu industrie dafa facile dafa yomb. ku ci ëppale buzz yaa ramassé xaalis. mais kenn ku nekk ñaan na aussi mu gën a avancer c'est vrai cité nga loo xamante ni bokkul ci suñu réalité du suñu culture mais tamit kenn ku ne xam na ne fii ici au Sénégal musique bi ni mu war a doxewu ni te tey par exemple boo xamante ni nit tey génne na dara certes mën na am ba 6 mois 1 an. jeex na après donc pour mu am continuité et que mu am suivi et que musique dox fii au Sénégal ñu bañ a àbbi feneen yow jàpp nga ni industrie boobu noonu li koy doxal dëgg est-ce que mi ngi fi. non mi ngi fi xam nga gars yi dañuy jaawle benn affaire. waaw. dafa am benn moment boo xamante ne artiste bi dañuy wax dafa hot dafa bees ci kanamu gars yi. d'accord dafa tàng. ok mais saa yi mooy def buzz. ok yow miy def buzz da nga war a comprendre ni après dafa am beneen transition buy am. naka ngay stable après. bala ngaa down ñi may wax nii xam naa ko bu baax a baax. bu baax moo tax gis nga ñi booy soog a génn. waay da ngay def beaucoup de concerts. da ngay tourner concerts yi dañ lay fay ay cachet yu ndaw. mais yaa ngi naan yaa xew di dem ramasser ay 150 000 di daw di bouger gauche ak droite. gars yi di la yuuxu di crise mais fekk sa salaire ay 150 000 la ay 200 000. nga dem war a stable nga commencé di laal xaalis léegi moment boobu ngay laal xaalis boobu ngay jël nga investir. nga créer sa propre marque ngay def yeneen affaire. après nga war a big maanaam léegi nga nekk icône. icône boo ko waree nekk il faut que yow en personne nga mën a générer. sa musique di générer. nga créer ay emploi loolu di générer. yow dootoo mës a disparaître. alors nekk nga léegi nag transition boobu noonu. la ñu bëri di échouer après. d'accord parce que continuité bi dem mënoo nekk di tàng tout le temps da ngay dem ba benn moment ni nga doon xoolee après dootu nga xoolee noonu nga naan non changé na xam nga chute boobu boo ko comprendre léegi. da nga naan xewi na te alors que xewi loo. muy lu am solo Mia gis nga après boo teelul comprendre da ngay down te doo xam lu la down loo. tey jii par exemple ñun ñëpp dañuy évoluer pratiquement ci musique parce que bu dee da ngay way bu ma la interviewé lu bari dinaa ko jëlee ci yow mu ñëw ci man yow tamit di nga xam lu bari ci sunu côté di ñëwaat ci yéen en tant que jigéen par exemple yow da nga koy def certes tey vous avez eu la chance di ko def ak sa mari mais tamit ñi nga xam ne dañuy def carrière solo nekk jigéen nga xam ne tentative yu bari day am ci ñoom tey day compliqué. tey support ak liñ la xaw a ragalee tuuti mooy ki nga xamante ni moom mooy sa jëkkër mais tamit da daan métti ci ñi nga xamante dañuy dem ba sax dañuy préférer bàyyi ñooñu lan nga leen di gën a ñaax aussi. pour man jarul bàyyi de. wax dëgg yàlla. am sa fulla ak sa fayda. gëm sa bopp. soo gëmee sa bopp. dara du la fa mën a génne. dañu gëm seen bopp xam ne ni. jànku ak yooyu ànd. d'accord comprendre nga. ok mais yow yaay xam yaay kan. xam sa valeur pour mën cee génn. tout à fait et puis boo defee loolu rek voilà. avoir la tête sur les épaules. bien sûr et puis voilà di nga ci génn nice. sans dara effectivement muy lu am solo baat ak tontu yi ba tey ci la ñu nekk di poursuivre may fàttali ne yéen a ñuy seetaan en direct sur YouTube bu Sénégal 7 ci émission bi nga xamante ni moom mooy Makkaan tey ma dalal nag ñi nga xamante ni mooy ñooy le couple Mabo Mia ak Enfou mi nga xamante ni wax dëgg yàlla bi ñu tàmbalee ba tey affaire yi ñu ngi nice affaire yi nit ñi ñu ngi koy bëgg ñu gis beneen moyen de communication boo leen jël via TikTok gis nañ aussi yéen a ci yëngu bu baax a baax surtout yow Mia à travers tes modèles ak li nga xamante ni mooy yi nga bëgg a lancer mais yenn saa challenge yu ndaw yi ñuy gis ñu naan du clip mais dañuy xaw a ñamal askan wi donc idée boobu noonu c'est pour la communication ou bien pour gën a faire valoir li nga xam mooy waaj a génn te ñëwagul kañ ngeen ko am ak idée bi fan la jógee. oui en fait technique de com la rek. pour ñamal gars yi ñu naan lii de moom. lii maa ba waaj a génnee. graaw na de comme xool nga ñu am leen loo envie. xaar affaire bi. bien sûr kañ lay génn affaire bi kañ lay génn technique de com kese la et puis voilà. ñoo xam ne aussi ñu ngi doon liggéey tooguñu parce que boo xoolee ci liñ génnee ci ay prétiseurs bëri na. te benn lañ ci jot a génnee. alors loolu rek pour ñu seen xel dal. nga xam ne ñu ngi liggéey. et que liñ yoree. bëri na trop te ci période corona bi lañ ko liggéey.
tout à fait Covid bi dafa bëri lu mu alerté mais dafa bëri ñu conscient ñu ciy xamante ni bu ñu sañoon sax ñu baal ma nag entre guillemets du jeex parce que dafa dolliwaat calme dafa dolliwaat solitude dafa dolliwaat méditation dafa dolliwaat lu bëri ci ñi nga xamante ni seen liggéey dafa aju ci wàllu xel ak xalaat donc ñu ci bëri am na ci luñ ci jël mu nekk ay retombées yu positif yuñ ci am yéen bokk ngeen ci parfois nag dafa am loo leen warloo ak population bi moo tax su ma juumul ngeen def loolu ndaxte mooy toog ba tax ba ci yàgg ngeen génn dara duggaat mais ci li ngeen mujjee génne nga xam ne su ma juumul nit ñëpp ñu ngi ko reprendre mooy xeebaate bi dafa sànq wax naa ko ci seen i yu am solo yi ngeen di def ci seen côté conceptualisation contenu musique lan moo leen gën a poussé ba tax ngeen ñëw di wax ci loolu nga xamante ni mën naa ne xeebaate lañ ko tuddee fii Sénégal ndax da ngay gis ko naan du ma woy sama doom diw du ma woy sama doom diw donc loolu aussi bokk ci li nga xam ne mu ngi ñuy tardeel fii. Samb bi ngi tudd aada. waaye. aada racisme en général lay wax. waaye. non pas ci caste yi Sénégal mais aussi à l'étranger. bien sûr. tu vois donc ça parle de racisme en général. ko internationalisé. voilà ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu jógee. ñoo bokk fu ñuy dellu. man li ma doon. taxul tey ma gën la. déedéet wala bëgguma jaxasoo ak yow. billaay. ay nit lañ. cimetière Gueweul foo ko gis. gisuma ko. hôpital Joola fu mu am. amul église u Pël amul fenn. déedéet. donc ñun ñëpp ñoo bokk fu ñuy dellu. waaw jarul xeebaate bi. jaru ko en fait. parce que amul sens. nañu dellu si waat xel yi et puis xam ni nit la et puis ñu concédé su ma jàppee sama bopp su fekkee jàpp naa la ni sama bopp. du ma la xeeb. donc loolu la en fait éveil de conscience la. pour éradiquer phénomène boobu nga xamante ne dafa bëri Sénégal. bien mais aussi sûr bëri si àdduna bi. racisme en général. macha allah mu nekk concept bu sénégalais yëpp bëgg. tey info bu ñu demoon tey ba ngeen bëgg ko internationaliser certes le fait que ngeen di dem di wut ay interprète wala ngeen koy expliquer ñi nga xamante ni ñoom ñooy les Européens xalaatoo leen ci def ko mu nekk version française bu ko defee comme ni ngeen ko bëgg a internationaliser ni ne da ngeen a bëgg a dindi fi li nga xamante ni donte mënoo leen ko mais ngeen def ci li ngeen war daal ba racisme buñ ko doon dégg dinañ ko gën a wàññi yéen a ngi prévoir ci la version française bi. def nañ traduction bi déjà ci vidéo bi. traduction anglais bi am nañ ko ba pare. alhamdulilah boo gisee li tax ñu wax mun nañu wax xam nga message positif. amul frontière. si ñi ko war a déglu dañ koy déglu. boo demee ci beneen réew tamit dañ fa fekk lu mel comme nii. dañuy kaas ci beneen façon. waay ñële ñu ngi naan da ngaa ñuul moo tax duñ la may kii. yow lii la mais dafa am miyaa buy wax racisme waxul ak aada bi non xam nga xool nit mu nekk nit nga ne ko suñu deret du jaxasoo c'est compliqué en fait foofu la affaire bi nekk parce que yow mën ngeen ànd mën ngeen waxtaan mën ngeen lekk mën ngeen naan mën ngeen defandoo lépp boo feebaree sax mën ngeen mayante deret mais mën ngeen si en fait dafa logiqueul quoi dafa logiqueul tey mën nga ànd ak sa benn xarit géwal la kii joolaa la kër ñeeño la xaw ma ni ñu koy waxeete sax ak lu mu mun ci doon géer xaw ma gawloo lu mu mun a doon ngeen ànd mais yéen boo leen demoon tey pour sëy du ngeen maye kii accidenté nga nekk O plus ki nekk O plus wala xaw ma AB plus xaw ma nu mu munti demee kii bu taxawee ñu xool ko ni kii mun na la may deret duñ ko taxaw foofu naan yow est-ce que géer nga wala joolaa nga wala kii nga wala pël nga wala leen d'accord dañ koy may deret alors buñ ko xoolee foofu ñu xam ne ñun ñëpp a yam fa yàlla et que y a pas kii moo gën kii moo gën këre nit ku taxaw daal ne bugguma ñii jàppal ni kenn buggu la boo taxawee ne kii nit ki dafa war a xool nit ne nit ki moo ko gën moom genre comme ma xool ne yaa ma gën ñu jiwante loolu nit ki ne non yow de man maa la gën yow de yaa ma gën foofu jàmm fay am mais xoolal nit nga ne ko maa la gën nga xool réaction kon nga xam ne loolu amul sens muy lu am solo Cheikh Ibra sax da ciy indi ay misaal yu bëree bëri nit ki saa boo jàppee ne sax moo la gën à la longue yàllaa lay yëkkatil boppam toujours nag waxtaan noonu la boo ci leblewul fa yoo ci bor muy njariñal ñëpp mu nekk lu am solo loo xamante ni wax dëgg yàlla musique bi mën jaarale ngeen ko ci mais tamit génne ngeen lu bari ci xolu nit ñi xam nga yéen da ngeen di fekk koo xamante dafay am lu ko metti d'habitude parce que damay lire ay commentaires damay gis yu bari yi nga xamante ñu ngi leen koy waxal mais dafa nekk problème mu Sénégal fii aada la ñu gën a mën a mettre sax en valeur que la religion
ce qui est très 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 compliqué waaw donc mu nekk lu xamante ni dafay xaw a méttee dégg sax ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu diine gi dañ koy kaas ba sonn mais ba tey mënuñ ci dara espérons que ne seen tube bi dina mën a changer li nga xamante ni mooy les choses alors tey bu ñu ñëwaatee ba tey ñu xoolaat ci côté concurrence bu néfaste bi nga xam ne dañ koy gis nee nañ concurrence dafa baax ci lépp loo mën ci def mais bu malsaine bi yenn saa yi dañ koy gis fii au Sénégal ci surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk ñi ci suuf ñi mujjee génn daal ceeb bu sew ba ñu baal ma donc loolu lañ leen di tooñee yéen tey boo leen ci doon gis benn regard ak est-ce que ni ko nit ñi jàppe ne concurrence bu malsaine la yéen d'accord ngeen ci wala d'accord nañ ci ak nan ngeen gisee concurrence boobu fii nii ci côté musique bi. ci côté musique bi. waaye ci côté musique bi. man pour man concurrence su amee si liggéey parce que ñëpp a gis ni benn objectif dañuy daw. jëli ji ko. succès moo fa nekk xaalis réussite voilà. confort. ñëpp di daw di fa dem. d'accord ku nekk bëgg fa yegg sa morom. ni ñu liggéey rek teg ko ci liggéey. teg ko ci liggéey bu kii defee lu rafet déglu ko def na lu rafet. xalaatal nan nga mën a def lu gën lim def. bu ko defee niveau bi day gën a yéeg. mais li baaxul mooy yàqalante. genre ma xool ne yaa ngi dem nga war a am wërsëg yéenewu ma la lool noonu yàlla mooy joxe wërsëg. d'accord mun nga feeñ fii nekk fi gagné fi ay milliards nekk number one. nit ñëw juddu démb li nga liggéey 30 ans mu def ko ci 5 jours. wala ci demi journée. du moom. yàllaa ko namm ci moom. bu ñu ko jàppee noonu rek yaakaar naa duñ fi tal di yàqalante. ku ne daal la nga am mooy sa wërsëg. macha allah muy lu am solo avant que ngay dem nag ak sa carrière solo ànd kook sa soxna da nga daan nekk ci ñu bari di leen accompagner fii ci Sénégal. alors tey bu ma la doon wax ne côté musique moom ñàkkul loo ci comprendre bari na ci tey ñoo dimbali boo ci doon am idole wala koo xam ne foo toll da ngay get ay sonam da ngeen koy boole sama boole leen foo leen toll da ngeen koy bëgg a déglu kan lay doon fii Sénégal. sama jabar. très bien. Mia. néem sama jëkkër rek ok d'accord mais du ñàkk ci ñu mag ñi ñoo xamante ni tey laataa ngeen di def musique bokk na ci ñoo xamante ni tax na ba ngeen gën a am cofeel dugg ci musique. bon pas man personnellement pas ci musique. Sénégal. waaw pas ci musique comme exemple ma déglu mu ne diw li muy def nii pas ci musique. ci personnalité. très bien ci kan. ci personnalité comme Keyti. comme Mass bu Black Diamond. ok. comme Xuman. waay. Djiby Dabrins. ok xam nga. ay nit la yu ma respecté quoi ñoo xamante ne ñu ngi def seen liggéey et que boo si xëy ñoom liggéey am na nu ñuy fonctionner. da ngay jël ci ñoom lu bari. voilà dama leen di xool parce que seq naa ak ñoom ay affaire ci personnalité laay gën a bàyyi xel que ci musique bi. d'accord alors dama yàgg ci milieu bi doon liggéey gars yi. vraiment ñooñu daal c'est des personnes yoo xamante ne ñu ma respecté la et que ci ñu ma jàng si ñoom lu bari daal. fan la waa couple Mabo toll fan la ñuy jëm jamono ji ci kàttanu sunu borom bu fekkee lépp stable na fan ngeen viser yegg ci des maanaam pas long terme mais dans court terme rek. déjà xaarlee ñu ci lu yàggul dara ñu am lu ñu leen génneel. waaw dañ leen doon mosal nii rek aada bi. aada bi fallait que mu génn. waaw fallait que mu génn pour yeneen yi. effectivement yeneen ñi mën a génn. li ñu mën a xaar mooy xaw comme séquence yu ndaw yi wala tube wala album wala. non rajaxe. mustasem ay misil ay bomb. ñu ñëw tuuti ci actualité laataa mooy tëj li nga xamante ni moom mooy baat ak tontu bi gis nañ ne fii Sénégal bi élection yi ñëwee bari woon na loo xamante ne xewoon na fi émeutes yi et tout mais dafa mel ne dafa gën a encourager meurtre yi fii ci réewum Sénégal ba foo toll da ngay gis ñu ne diw rey na diw parfois duñ ko teg ci lenn lu dul ki nga xam ne moo ko def bu demee danaan tayuma ko woon awuma woon intention def ko quel est le problème exactement yéen d'après vous. man de wax dëgg yàlla nag rey moom du ma fi sax nekk naan ay problème mu rey day rey ku rey dañ laa war a rey. man de loolu laa yàlla loolu la wax. rey dañ laa war a rey. rey moo dul waxu ay waxu la mooy rey pourquoi ñuy rey. te léegi dafa dem ba banaan fii Sénégal te lekk rey ci ginaar yi. tey lekk pigeon yi bari na fi pigeon yi yooyu la daganal ne nañ rey tey lekk buñ soxlaa nañ rey. mais waxu la nit bu la tooñee reyal. kii bu la énervé nit sax du fajal boppam. voilà rey pourquoi rey. xam nga ku rey daal sa waay.
nañ la rey quoi. mais quel est le nœud du problème lan mooy inciter nit ñi à ce que parce que ñu bari ñu ngi koy jiñ ay rap xam nga Sénégal nag dañoo bari ñoo xam ne dañoo bari ay borom xam-xam. tey jii nite rek. voilà kese du lenn nite rek la ñu war a def. nit daal bu ñu doon nit nite. d'accord bari na lu mu mën a fànk loo xamante ni jéyee du am. loolu la mooy nite. nit moom boo nite. honnêtement doo rey quoi. ay xale seytaane. yow yaay xeex ba seytaane du la dugg. du la mën. am na fooy toll. si sa bëgg-bëgg wala sa mer. seytaane bu la poussé. yow àndoog sa xel rek. da ngay def la war a def. tout à fait tout le temps bàyyi sa xel ni man yenn yi waruma ko def quoi. am na yoo xamante ne comme ni mu ko waxee nit waru ko def. donc waruma ko def. tout à fait et puis ñu raxas xol yi Sénégal y a trop de méchanceté. Ouais. ñu baal ma wax dëgg dafa bëri fii. waay boo seetee commentaire y a trop de méchanceté. waay wax yi léegi Sénégal en fait dañoo ñemee wax lu ñu daanul woon wax. waay donc et c'est grave. bu ñu demee ba perdre yenn valeurs yi. du ñu ragal wax dëgg yàlla def leneen. effectivement il faut ñu retourner. bien sûr si source bi. loolu mooy seen liggéey toujours yéen lu xaw a soppiwaat defaraat li jikko yi tamit ci ngeen di œuvre te jàpp nañ ne plus que nit ñi ñu ngi leen di bëgg dinañ dem ba peut-être jël chemin bi nga xamante ni yéen a ngi leen koy tracé donte da ngeen di jàng ak di jéem rek pour mbir mi yëpp mën a parfait ñu bëri nag ñu ngi laaj lu tax Mia daal di wàññi kilo yi nag corpulence bi léegi choix wu N'Fou la wala Mia moo ko bëggoon. wala nu mu demee noonu. wala da ngay bañ a am ñaareel. nañ noppaliku. waaw non catuwuñ ko mais dañuy laaj lu waral kilo yi wàññeeku. bu fekkee cat bi day gën a tax mu wàññeeku. waaw. mu gën a wàññeeku. Mia lan la woon exactement. Sénégal dafa métti de. déedéet méttiwul. wàññi gis nga bu ñu nee da ngaa sew. da ngaa sew waroo sew ñu pata. bu ñu nee da ngeen pata non bu ñu nee da ngeen sew. ñu gën a sew. bu ñu nee da ngeen pata ñu gën a. kon jeex na. alors la réponse à cette question je pense que de leer na. alors nu ngi noonu donc mu nekkoon loo xamante ne xam nga Sénégal quoi qu'on puisse dire dañoo bëgg ay seen i maanaam seen i mbokk. dëgg la am na méchanceté c'est vrai. xoolal da ngay publier benn affaire wax lu intéressant la. waaw nga ne waaw suba lii am na lu xew dañoo war a dimbali diw wala dañoo war a def concert fii nit ñëw ne la ni nga tolloon de moo gënoon. de. ay feebaroon da nga feebar c'est grave ñàkk fayda. non man j'ai maigri pour ma santé. ouais. pour ma santé. d'accord def ma ko pour benn Sénégal. parce que obésité moom wax dëgg yàlla baaxul. def ma ko pour kenn. dama ko def pour ma santé. ouais. neex na sama jëkkër. le reste à la poubelle. d'accord am na ci ñenn ñi nga xamante nii sax parce que man tey nekkuma fi lu dul indi rek li ñuy wax. te peut-être yow mi toog vous êtes la personne la mieux placée pour expliquer. nga dimbali sax ñiy bàkkaar. ne voilà fausse news la ndax produit yi muy wax ne moom lay utiliser du yu baax. donc publicité mensongère la donc ñooñu aussi. d'accord yow gis nga moom. waaw en live. waaw en fait man sama jeex nëbbuma ko. début ba fin. dama koy waxtaan ak ñi may seetaan même les yére yi ngay sol sax. voilà dama koy waxtaan ak ñi may seetaan xam nañu nu ma tolloon j'ai perdu plus de 23 kilos. grâce à des produits naturels. yi ma naan yi ma dimbale. grâce à alimentation bu baax. grâce à sport. te ñaata la durée exactement. maa ngi sérieux ci produit en décembre. ay février. ba léegi nii j'ai perdu plus de 23 kilos décembre ak léegi j'ai perdu plus de 23 kilos. macha allah muy lu am solo. ci kàttanu yàlla du ñàkk sax dina am ñu la laaj. waaw te dese naa 5 kilos à perdre encore. di. 10 waaw. musul sàmm. alors merci beaucoup je pense que lii la woon pour li nga xamante ni mooy baat ak tontu yi dañu dem vite fait dikkaat daal di yaatal li nga xamante ni mooy jomb jomb à tout à l'heure. de retour ci seen plateau Makkaan alors tey ma seet si ki nga xamante ni mooy Mia ak N'Fou gis nga waxtaan wi ci première partie bi neexoon lool ñu waxtaan nag sans lenn du tout sans écarter lii wax lii dañoo wax li nga xamante ni moom mooy juste et vrai macha allah lii rek la ñuy xaar toujours ci émission bi di Makkaan ñu toll nag ci rubrique bi nga xamante ni mooy jomb alors képp kuy dund ci àddina war nga am looy jombale sa bopp li tax sax ñu daal di jël rubrique bi boole ko ci émission bi le bokk na ci ñi ngay seeti tey toujours dañ leen di gis au
devant de la chaîne te dañuy jàpp ne maanaam succès bi leen topp ak tey nit ñi leen di jaay dina dem sax ba tax duñu jombale leen seen bopp tey en tant que couple jeune marié macha allah lan ak lan ngeen war di jombale seen bopp mais au-delà en tant que sénégalais et sénégalaise koo xamante ni am na fu mu teg bëtam lan ak lan ngeen jombale seen bopp. man pour man nit lépp loo xamante ne soo ko defee da nga koy regretter. wala ñaar ñoo fi am lu baax ak lu bon. lépp loo def lu bon. pour man da nga ko war a jombale sa bopp. c'est simple. lépp loo gis nag dafa am ay nu ñu koy waxatee li ngay def ay conséquences. ok nit ku dul sóoraale conséquences yi mu assumer rek. kese en fait c'est facile. malheureusement ay nit lañu ma waxaat ko. yàlla daf ñu def ay nit bàyyi ñu fi wan ñu yónnee ñu ay messages. gars yi reyante xeex fi bañ toll fii nii. surtout jamono ji ñu toll nii mujjug jamono jii dañoo war a xam ne nag moment bii. liggéey la yenente lu baax jaamu yàlla def lu baax. lu baaxul nag moom. moytu rek c'est tout. waaw. Mia en tant que jigéen tey même bu ñu waxul sax ci côté musique bi ngay évoluer en tant que mère ana lan la jigéen di war a jombalee boppam ba yenn yu bari yi ñuy gis muy am ay dérapage ci côté musique bi ci côté série yi ci côté mannequinat bi ak lu mu ci mënti doon jigéen rek en personne lan la war a jombale boppam. nit matul. nit dina def erreur. mais à travers tes erreurs nga réparé wu. à travers tes erreurs nga xam ni man. ñëpp ñu ngi may wax. bien sûr ñëpp ñu ngi may coow. war naa jàngat li ma def. ci li ma def ma jàng si. ba beneen yoon du ma ko def. du ma ko defaat et puis ma xam ni am na ñu may seetaan. may éviter yenn kàddu yi wala yenn comportement yi. bien sûr bañ a def lu ñaaw wala bay wax lu ñaaw nit loolu la war a jom. muy lu am solo nit dafa war a jombale boppam lu ñaaw ak lépp luñ koy xeebee bàyyeekoo ci le couple Mabo alors dañuy dem di kat ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy top du jour daal di tëj émission bi la à tout à l'heure. jërëjëf képp koy dund nag wala nga yëngu ci lu mu mënti doon boo sañoon di nga yëkkati ay messages yuy baax rek ci askan wi di leen ko jox ñiy def musique dañ koy jaarale à travers leur musique ñi nga xamante ni dañoo nekk ci beneen domaine ñoom ñoo xam nan lañ koy véhiculer ñun nag comme bu ñu ñëwee rek soit bu leen neexee ngeen def ko sous forme de message bu leen neexee ngeen def ko sous forme de cri de cœur tey boo leen doon accentuer seen top du jour foo leen koy accentuer. man de maa ngi koy yóbbu si jàmm. sur tous les secteurs nag. ndeysaan. mooy entre ñun suñu biir. ci biir kër yi. ci biti. ak ñi yore réew mi. yëkkati tuuti micro bi s'il vous plaît. waaw ci ñi yore ci biir kër yi. ci biti ak ñi yore réew mi. ci secteur bu mu munti nekk. nañ insister ci jàmm bi. waaw parce que dafa am solo te buñ ko perdre rek mun na basculer lépp. bien sûr day doy waar. Mia tey yow sa message fan lay doon Mia nag bul ne ma jàmm ndax nobaate nga trop ça c'est clair mais comme wax na jàmm yoo xam ma beneen. d'accord ñu rafetal xol yi. d'accord. rafetal jikko yi. te rafet njort. voilà ma dimbali la. te rafet njort booloo doon benn. bien sûr loolu mooy sama cri de cœur. bien sûr day nekk lu am solo nii rek la ñuy demee saa bu ñu ñëwee rek ci ku mënti doon ngir waxtaan ak ñoom ci émission bii di Makkaan alors seen mot de la fin lan lay doon ngeen jaarale waale ci daal di joxe message boo xamante nii rek wala lancer benn appel ci kañ lañ leen di gisaat nag ndax namm nañ leen de incha allah. di leen masawu ndeysaan yow mi ñoo def ci émission. ñu lay perturbé wala. non garaawul man tàmm naa yi. yaay Falla di remercier Sénégalais yëpp. waaw di wax jërëjëf. ñëpp ñi nga xamante ne ñu ñu wanal seen cofeel. di ñu ñaanal. ñu ngi gis lépp. di leen wax nañ gën a ñaan. dinañ gën a góorgóorlu bu baax a baax. di ñaan jàmm ci réew mi. di leen wax ni ñu ngi liggéey bu baax a baax. année bii moom. waaw dañoo ñëw pour perturber perturber bu baax a baax. méditer ngeen ci li ngeen bëgg a def yëpp macha allah. wala des na sax.
Mia lan ngay tàggoo rek en tout cas man yaa ma dàqal li nga sañ sa man. dégg nga. c'est vrai. mooy sama mag. ma lay remercier encore si invitation bi. di ñaan émission bi yokk. merci beaucoup ba nga dem ba yor sa. télé bopp. daw waa Sénégal. non damay tooñ. yal na yàlla yokk en tout cas di ñaan Sénégal jàmm am fi. yàlla bu fi na ma sa am. yàlla na ñëpp booloo doon benn et puis voilà. jeex na daal macha allah mi ngi noonu. alors man de kontaanoon na da nga ci am looy yokk wala. xanaa lu may wàññi rek. leen wax ni daal. lan sax. ngir yàlla simple la rek. ak grand problème alors man ma am plaisir bu énorme wax dëgg yàlla doon leen dalal tey je pense que suma juum c'est la première fois ñu def makkaan mais vraiment kontaan nañ bu baax waxtaan bi neex na cela montre tout simplement que ay nit yu simple ngeen yàlla na leen yàlla gën a dolli dafa leen yàgg yokk tekki jariñu ci barki Seydina Mouhamed darajey Serigne Saliou Mbacké yéen ñu baax ngeen yàlla na yàlla full carrière bi bu baax jërëjëf merci beaucoup ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan émission bi di makkaan nag tire à sa fin gis nga ñi ma dalaloon du ñenn ñu dul Mia ak Enfou bu couple Mabo macha allah ñu def émission boo xamante ni macha allah gis naa ne joxe nañ ci lépp loo xamante ne amoon nañ ko les réponses sont correctes macha allah gis nañu aimabilité bi ñuy dégager gis nañu li nga xamante ni moom mooy jàmm ak salaam bi ñuy éprouver toujours niñ koy wanee nekkate ci télé bi noonu lañ koy dundee yàlla na leen yàlla gën a defal jàmm ñu gën a réussir ci li nga xamante ni mooy seen carrière man nag may remercier personnellement Mia gis nga fi ma génne di ma waajal loo màggal gi ñu def ko yëfi yaay Fall macha allah maa ngi koy kontaane Mabo Couture lay wuyoo ñu ngi leen di su ñaanal rek sunu borom defal leen jàmm tawfeex sutura li ñu bëgg yëpp ñoo ko xam sunu borom yal na leen ko mottali ci bakki Nabil Moustapha alors ñi nga xamante ni nag ñoo doon seetaan bàyyi wuñ leen benn yoon waaye may remercier bu baax sama équipe technique bi nga xamante ne ñoom laa àndaloon ku ci mel ne Ndiaye Lumière ku ci mel ne Papa ku ci mel ne Dieye sama rakk yi kontaan naa bu baax ci yéen yal na leen sunu borom defal tawfeex yàgg yokk tekk jariñu nag yàlla na wéy ci réew mi yàlla dinu yuril dinu yuppil dinu yaatalal ba nu yeggaleeg sunu sago ci barki Nabil Moustapha merci beaucoup et passez une excellente fin de soirée bye bye